Dia am mbégte di ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo talaata bu nekk ci waxtu wi seen émission déclic nag tey muy plateau bu spécial émission bu nar a spécial ngeen koy amee fii en direct ci Touba li ko waral bokk na ci programme télévision Futur Média ci màggalu ren gi ba tax na tey déclic dañ koy dëppale rek ak couleuru màggal gi di ci dalal ay kàngam ay gan ñoo xamante ne ci seen kàddu dañ koy faral di bëgg a dégg ci waxtu wi ndax ay information yu ñuy jeexe ñeel waxtaayu màggal gi waaye it waxtaan wu ñuy defal jëmee ci yoonu murit waxtaan wu ñuy defal jëmee ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ak njabootam nga xam ne yoonu murit ñooy ñi ko sos ñooy ñi ko sàmm ci loolu nag waxtaan wi duñu ci wéet laata may wanale téléspectateurs yi ak gan gu njëkk déclic tey ji ci talaata ji dama leen di présenter ñi ma fas yéene bokkal émission bi di ay natango di ay confrères ñu doore ko ak ki nga xamante ne ji moo ñu dalal noonu laa ko mën a tuddee mu di Mohamed Jo Diop fas yéene ànd ak ñun tey jii ci déclic di chef station RFM bu diwaanu Touba ak li ko wër Mohamed maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mohamed di am mbégte di bokk ak yow plateau bi di nuyu Soxna Faty Dieng bu baax a baax ak Pape Djibril Fall di samay naataango di am mbégte di dalal ki nga xam ne mooy suñu premier invité comme ni nga ko waxee. di sëñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma nekk président commission culture et communication bu Grand Magal bu Touba mais également nekk responsable politique fii ci diwaan bi. moo lay gërëm bu baax a baax ci boole bi ñu boole ci plateau bi. jërëjëf dama ko bëggoon a dencal téléspectateurs yi ngir ñu bëgg a xam kan la ñuy invité waaye comme def nga ko affaire Ndiobène waaye sang bi Mbàkke may ma rek ma yeggale nuyoo bi ci naataango yi soog a ñëw dalal la jox la sa wàttuwaay soxna Faty Dieng maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Mohamed maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi télévision Futur Média di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi muy Pape Djibril Fall Mohamed Jo Diop ak itam sunu gan di am mbégte di teew ci déclic spécial Grand Magal de Touba. jërëjëf soxna Faty Pape Djibril Fall. cheikh bi maa ngi lay ziar bu baax a baax di santaat yàlla si teew ci jotaay bi di nuyu bu baax ni nga ko waxee Mouhamed moom mi nga xamante ni moo ñu dalal moo tax justement mu dalal gan gi parce que moom mooy dalalaat. moo tax waxuma ci dara. donc nuyu Faty bu baax di nuyu bu baax Serigne Abdou Lahad Gaïndé Fatma ak Sénégal yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak si bitim réew kontaan trop si bokk ak yow jotaay bi. jërëjëf gan gu njëkk déclic Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma la. ni ko Mohamed Jo Diop waxee sànq moo jiite commission communication ak culture ci comité d'organisation bu màggalu Touba bu weesoo looleet kilifa diine bu mag la ci dëkk bi ci réew mi bu weesoo looleet dafa am yëngu-yëngu wàllu politique moom la ñuy dalal sang bi Mbacké Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu ngi lay nuyu di rafetlu nangu gi ñu nangul doon ganu émission déclic ci télévision Futur Média. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di dalal ñu itam fii ci dëkk bu sell bi di Touba li ñu jiital mooy aussi di rafetlu seen taxawaay ci màggal gi gis nañ vraiment ngeen am taxawaay bu am solo loolu itam moo tax nag bu ngeen ñu wooyee dañuy sawar a dikk fii ndax TFM ak comité d'organisation des partenariats bu yàgg loolu jour ñu aussi nekk fii ci gox bi di fi def liggéey bu am solo dama seq ñëpp jàmm di xarañ ci liggéeyam teewal leen fi. moo tax yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu muy yow di Soxna Faty di Pape Djibril di Jo di nuyu aussi mbooleem bokk yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy seetaan. bay ci say wewu tànk bala ma lay bàyyi ak naataango yi ñu dem ci question yi bu ñu waxee communication xel dafay dem ci sama naataango journaliste yi atu màggal bu nekk ñu am taxawaay bu ñu taxawee ci màggal gi yéen it ngeen am taxawaay bu ngeen ci taxawee ci wàllu jàppale gi ñu bëggoon a xam ci wàllu woowu ana fan ngeen ci toll ak ñoom mu di presse bi couverture médiatique bi bien vrai que màggal gi des na mais bon lu ñuy faral di teel a waajal la. waaw jërëjëf loolu ñu ngi ci seq nañ ci jéego yu bari ndax xam nga màggal gi depuis quelques années dafa jël beneen xar kanam. ci wàllu taskati xibaar yi ni nga xamante ne bii noonu lañ koy jotalee réew mi ak surtout sax bitim réew mu ngeen fàttalikoo at mu ne daan nañ ëpp junni di fi teew entre journalistes techniciens ak yu mel noonu ren loolu dañ ko wàññi ndax contexte bi la du ñàkk loolu danañ ñëwaat ci kanam mais accréditation yi commencé nañ ko hébergement yi ak li nga xam ne moo ci aju lépp. te ñu amoon sous commission boo xam ne moo koy toppatoo ci njiital Serigne Modou Abdou Wadoud boobu aussi ñoom itam pare nañu ku ñuy wax Moustapha Gueye mooy lépp lu aju ci wàllu accréditation yi
moom itam foog naa mi ngi jokkoo ak kër yëpp ñu ngi koy defar ba nga xam ne képp ku dikk rek bu soobee yàlla jumtukaay bi nga soxla muy mandarga bi wane ne yow taskatu xabaar nga te fépp fa war a dugg ngir taatan fi xabaar ngir doxal liggéey bi incha allah boo dikkee di nga ci jot ci anam gi ci gën. leneen li peut-être li ci yokku ren moo di ñu bëree bëri dañoo jiitu si def ay plateau yu bëri yéen ñii foog naa ne kenn rawu leen ci ba bu ngeen xoolee daal pratiquement depuis une semaine nit ñaa ngi teg yu bëri. loolu aussi quand même xañ na dana yombal sax liggéey bi ba ñu bëri xañ na bu ñu ñëw sax dispositif bi ñu laa indi dina wàññiku ndax lu bëri bëri enregistré nañ ko te ñu ngi koy teg ndax contexte bi aussi loolu aussi lu am solo la bu adaptation yoo xam ne ngi def nañu ko. très bien jërëjëf Mouhamed Jojo. te ñu bàyyi la ak Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ci wàllu communication organisation beeg yooyu. bëggoon nañu xam rek xanaa balaa ñu gën a xuus ci waxtaan bi keroog ñu ngi koy waxtaanee fii bu ñu ñëwee yeewu leen ak ki nga xam ne mooy Soxna Faty Dieng parce que màggalu ren bi am na aspect boo xam ne mooy bu am solo mooy ci wàllu xam-xam ban thème la ñu choisir ak naka lañ ko mën a expliciter ci li nga xam ne moom mooy édition 2020 bu màggal bu Touba. waaw xam nga màggal gi xam-xam la Sëñ Tuubaa xam-xam la moom ci boppam moo ne damay jihaad waaye damay jihaad ci ragal yàlla ak ci xam-xam donc Sëñ Tuubaa science la maa ngi wax léegi fi benn barab ma ne leen sëñ bi ñun du ni mu neexee wala ni ñu ko bëggee noonu lañ ko war a jàppee wala noonu lañ ko war a gisee waaye nañ ko jàppee ni mu mel ak moom li mu bëgg ci ñun parce que moom moo ñu jiit li kon ñun moom la ñu war a topp te bu ñu toppee foofu rek xam-xam bi ñun ñëpp fa la ñuy joyal jëm fa loolu moo tax depuis 2002 ñu rendre hommage yi waa Rawdu Rayaahiin depuis 2002 la ñu ko tegoon muy def liggéey bu am solo ci wàllu xam-xam ci biir màggalu Touba bi comité d'organisation bi ñëwee ci njiital Cheikh Mamadou Lamine Bara Falilou yàlla yokk ay leeram ñu jël pàcc boobu féetalewaat leen ko tëraat nag yeneen commission ñu commencé nag di ci liggéey boo xam ne sax xañ na moo jéego yi ci la gën a gaawee ci lañ commencé def ay forum commencé dem dans les universités maa ngi fàttaliku bi njëkk a dem université Dakar en 2010 ñu bari sax jàpp ne loolu mën naa nekk mooy leen déedéet dañuy dem fa nga xamante ne bii fa la kàngam mi nekk parce que sëñ bi waruñ ko rusa wane fenn ci àdduna dem jàkkaarloo yi wan leen kan moo Serigne Touba loolu sax ci la yenn université di commencé ñëw di dugg ci biir comité d'organisation bi ba tey jii gis ngeen ñu bari ñu ngi ci biir comité bi di ci liggéey ndax léegi seen bopp tijjiku na ci lu bari moo tax wàllu xam-xam boobu ba léegi dañ koy jiital boobu ba léegi aussi lañ commencé ngeen gis at mu ne ñuy defar ay téere di ko joxe te lu ko jiitu woon mën naa ne li fi amoon ci ay téere yoo xam ne téere yu bees la bari wutoon mais te production bi dafa accéléré wu. ren màggal gi ñëw ci contexte boo xamante ni moo contexte Covid 19 dajaloo yi ñu di ko wàññi waaye nag njàngaleem Serigne Touba moom mënee su ko wàññi moo tax tout le programme culturel biñ daan dawal wàññiwuñ ko dara au contraire dañ ko yokk ndax dañu ne ñu bari seen kër la ñuy toog rawatina ñi nga xam ne daan jóge bitim réew di ñëw di màggal si te ren mënuñoo ñëw ñooñu aussi dañ leen di xalaataale loolu moo tax ba ñu yokk programme yi waaye aussi programme yëpp nag dañ ko jaarale ci xarlu yu bees yi pour wàññi rassemblement yi loolu moo tax dañu jël thème mu xidma mooy liggéey ci yoonu yàlla ngir jëmmi suñu borom rek xaaratu ci genn pay suñu borom de manière vraiment désintéressée muy li peut-être man nga wax même li tubaab di wax sacerdoce nga xam ne buñ ko doon misaal tey mën nañ ne li Cheikh Mouhamadou Mountakha def ci mbas mi loolu ci cadre xidma lay dugg jël 200 millions joxe loolu mooy joxe alalam prenez le bon exemple jël masque takk loolu mën dugg ci xam-xam loolu mën dugg ci xel am ñoo xamante ne bii tey mën nga dëgg waa Touba Ca Kanam ñu ngi gas ay assainissement bi ngir muy dem di joxe seen doole loolu ci xidma lay dugg te loolu li nga xam ne moom la ci yoonu murid def dafa bari ca raay ba si mënu saa doon gas dans à la fin des années 20 ca nga koy tàmbalee te loolu mooy tàmbali jumaa ji nga xam ne moo nekk ci sunu ginnaaw ñu ne nag loolu parce que sëñ bi li particularité am même li force am d'ailleurs moo di nekku théorie kese mais sëñ Tuubaa pratique la lépp lu mu bind rek murid yi jëmmal nañu ko te moom moo ci jiitu. ndax loolu moom mais sànq dama laa dégg ngay wax ci programme baal leen ma de ci programme bi su ma juumul ñeenti at yu nekk da ngeen doon organiser benn colloque ñetti at yu nekk
voilà ñetti at yu nekk da ngeen ko organiser ren yéen a ko jàpp le 1er ak le 2 lu ci ëpp ci wàllu visioconférence ngeen koy defee parce que bon rassemblement yi daje day xaw a jafe mais est-ce que yaakaar ngeen aussi ak système boobu ak stratégie boobu li ngeen ci bëgg dëgg ngeen am ko ci d'autant plus que xam nañ ne way xarale yi fii ci Sénégal dajalul fépp. rafet nañ ci njort te bu ñu xeeb sunu borom bu ñu xeeb sunu bopp ci dara gis nga àdduna lépp yitte la sëñ bi ci boppam bi muy jóg yitte la jógee. booba ci Zaïre ndaw la woon ñoo xam ne ñoo maase woon ak ay waajuram nekk fi mu ne kat jot naa ndigal ki tar bi leen ci yitte kon yitte jooju nag sëñ bi dana ko bàyyee kon parce que mbas mi am na waaye dañoo war a adapté wu mënuñoo toog ne duñu jaamu yàlla mënuñoo toog ne dutuñu liggéey mënuñoo toog ne aussi duñu jàngale parce que mbas maa ngi fi sunu borom li tax mu jox ñu xel mooy situation bu dikk ak bu mu mën a doon te doomu aadama foofu la jaar ba dominer le monde parfois sax muy def lu ëpp ci exploitation bi nga xam ne mu ngi ko exploité li nga xamante ne bii aussi mbindeef la loo xam ne ndax parce que sunu borom ma sàkk lépp kon loolu suñu xel moom la ñu di jëfandikoo waa adapté wu. mën naa la wax tey jii ne la plateforme bi pare nañu ci ñu ngi koy def ak waa université virtuelle du Sénégal UVS en partenariat ak ñoom am suñu bokk talibé yu xereñ yoo xam dañuy ñëw loo xam ne xaalis yu bari lañ ci waroon fay ñoom ñëw ne xet moomu nañ ko def nañ ko addi Serigne Touba tey ñu ngi yendu Daaru Manaan di def test yi pare nañ ci plateforme bi fi may wax yow temme fi ñu toll ci test yi moo di partie diffusion bi naka la ñuy def ba ñoom ñu toog Daaru Manaan yéen waa TFM ngeen toog fii wala ngeen toog Dakar wala fu leen neex ñu jël signal jox leen ko ngeen diffuser ko te du am benn problème te ñi ñu koy defal bari na ay conférence ak yu mel noonu ci àdduna si yoo xam ne ñoom ñoo koy defal donc rafet nañ jot ci ne ci fànn googu duñ ci am jafe-jafe fukki réew ak ñaar ñoom lañ ko seqal 12 pays ci continent yëpp boo demee Asie mën nga jël réew mel ni Jordanie fii mën nga jël réew mel ni Égypte réew mel ni Nigéria réew mel ni Angleterre réew mel ni Sénégal réew mel ni Mali donc fukki réew ak ñaar la ñoom lañ koy defal mais foog naa ne test yi nga xam ne ñu ngi koy def dinañu permettre ba bu ñu ci àggee plateforme bi dina attan na lu ma téeméeri nit yoo xam ne mën nañu connecté woondoo benn yoon te du am benn problème su ko defee télévision bu nekk fu mu nekk ñu jox ko si internet bu nekk fu mu nekk ñu jox ko chaîne YouTube yi également ñu jox leen nga xam ne même ren liñ ci dara am daawuñ ko am ci bi ñu ko daan def King Fahd Palace nga xam ne bon on réunissait au maximum peut-être 1500 2000 personnes ren liñ ci dara am daawuñ ko ci am te mbas mi maa ngi wax bëgg dem mu ne dafa jur doom joo xam ne kenn ku nekk nag yaay xool doom ji noo ko yare ba mu amal la njariñ ba mu gën la nga xam ne mooy la weesu woon parce que crise lay jariñ crise boo gisee dana accoucher de quelque chose loolu nag yow yaay xool yow naka ngay adapté woo ban capacité de résilience nga am pour utiliser crise bi maintenant pour gën a jëm ci kanam. mooy li tubaab naan à chaque chose malheur est bon Fati mu mel ne li mu fi junju ay innovation la. ay innovation de taille la Mohamed ñu jaajëfalaat bu baax a baax sunu invité di sunu sëriñ sànq mi ngi naan limu taskatu xabaar yi ñu accrédité dañ leen wàññi bëggoon naa xam ci xayma ñaata lañ accrédité ci màggalu ren gi parce que ni nga ko waxee dafa tombé ak mbas beneen bi aussi moom mooy comité d'organisation bi ak liggéey bi ñu amal naka lañ fas yéenee taxaw gis nañu fan yi la ñu ngi naan ziyaar yi naka lañ koy amaleeg taalibe yi ak mbooloo mi parce que ku nekk xam na ne jamono ji du jamonoy rassemblement waaye itam ku ne màggal wax jaamu yàlla waaye itam dem ci barab bi doom ak sëti ku tedd ki. waaw bu dee taskati xabaar yi 300 lañuy jël ren ñu ngi daan jël 1000 dañ ko diviser par 3 li tax loolu moo di ne ñun en tant que comité ñun ñoo war a wane le bon exemple parce que suñu responsabilité la ndax sëñ bi dafa ñu jox ndigal nañu màggal leen wante na ngeen sàmmonte ak li way kër docteur yi wax. 300 yi ndax amu leen ci ay jafe-jafe ci ñeneen ñu bëggoon a ñëw te ñëwuñu parce que ku ne xam na màggal ak engouement bi. waaw mais xam nga ak contexte bi xaw kenn ku nekk adapté wu tey jii yéen bu ngeen dikkee enregistré li ëpp ci li ngeen doon enregistré li ngeen fi daan indi tey muy aju ci comité d'organisation bi foog naa la ca comité d'organisation bi da jël ngir ngeen def seen ay direct ak seen liggéey foog naa dana doy sëkk parce que lu bare bari tey jii leer na ma ne mi ngi seen boîte yi ngeen denc. ñeneen ñi aussi c'est la même chose te faw nit ñëpp dawal yërmande muy ñun muy yéen muy ñeneen xam ne contexte bi moo ko laaj. mais ñun dañu amul droit di jël tey lu mat juróom benn journaliste di leen dugal ci benn néeg loolu bu ñu ko defee
man mi gën taxaw ci télévision bi nekk ci biir kër yi nañu respecter la distanciation physique du ma am benn crédibilité. te loolu baaxul nit ki day fexe ba li muy wax ak li muy jëf dëppoo. man ñu en tant que comité d'organisation. amuñu droit di faillir ci ndigal bi nga xam ne moom la sëñ bi jox. moo tax ñu ne kat lu métti ak quelles que soient les difficultés yi nga xam ne mën na ko jur par ailleurs dañuy jël li nga xam ne attan nañu ko dugal leen ci biir kër yi ñëpp nekk à l'aise au moins loolu ñun la ndigalu sëñ bi. très bien nekk des nag kenn ku nekk na xool. ci adaptation bi ma doon wax léegi nag du ñàkk yow xam naa ne Touba nga dëkk. du ñàkk peut-être nga jël ñaar ñett nit yóbbu sa kër. mbaa nga yóbbu leen feneen ak feneen donc voilà moom mii mën na Touba lool. li ma leen sax mooy moom dal ci kër taskati xibaar yi donc fii di ko yërmande la. jàpp naa doo am problème. mooy mais lu jëm ci organisation bi beneen question bi. wàllu ziar geeg lu ni mel ndax am na ñu doon wax naan dañuy tëj xabru yi ñu naan duñ ko tëj ak yooyu d'abord nga leeral ñu. li may wax moo di amul benn barab bu ziar boo xam ne dañu ko tëj. kon loolu leer na amul benn barabu ziar boo xam ne dinañu ko tëj. waaw duñ ko tëj. amul benn. mais xam nga doguma la juste pour nga yokk leeral bi mooy ziar gis nañ ñi muy demee rang la xat-xat loola buuxante la. maa ngi ñëw xat-xat loolu buuxante la ci buñ ko organisé wu. bu ñu bàyyi ni ngi def lu leen neex loolu lay doon mais amul benn barabu ziar bu ñuy tëj. dañ ko organisé. ci naka. li ñu ko organisé mooy waa Moukhaddamatoul wax dégg ngeen ñu ne am nañu lu mat juróomi téeméeri nit ginnaaw bi yokk nañ ba 1000 personnes cellule bi sëriñ bi teg en place mu unité d'alerte et de prévention bi ñoom ñu ngi prévoir lu mat 1500 personnes boo jëlee rek Touba assistance bi ci nekk mën nañ 600 personnes yoo xam ne ñenn ñi jàng nañ affaire médecine ba nekk ci kër docteur di liggéey ñenn ñi nekk peut-être 5e 6e wala nangam ak nangam en tout cas ñu ngi bëgg a jeexal. donc danañ am lim bu takku boo xam ne moom dinañu mën a saytul li ñuy organiser ziar yi tey boo ñëwee ci jumaa ji moo di fi nit ñi gën di dem te mooy fi nga xam ne mooy fi nga nar a poser le moins de problème lu tax am nañu expérience bi jaar nañ fi ci bi sëñ bi ne nañ julli te sàmmonte ak way kër docteur yi moo tax ñoom am na équipe yu fi nekk équipe yi doo dugg ci jumaa gi takkoo masque doo fi dugg te raxasuwoo wala nga laal gel ci biir jumaa ji ñetti place yu ne ba ci digg ba kenn du ca toog donc dañuy respecter distance yi bu feesee kenn du dugg ziar yi aussi naka lañ ko defee dañuy def marquage au sol 1 mètre 1 mètre 1 mètre 1 mètre kon xam nga foofu rek la du fa am bu ñu dugg ci biir itam par groupe la ñuy dugal dañuy dugal benn groupe bu jigéen dugal benn groupe bu góor dugal benn groupe bu jigéen parce que jigéen ñi ñoo gën a bari day am ñaar rangi jigéen benn rangu góor bu ñu defee loolu tey jii bu ñu dee dugal par groupe de 30 tey bu ñu duggee itam kenn du toog comme tey boo demee màkk rek ni nga rombee romb yonent bi di jàll noonu ngay def da ngay ñëw dugg continuer jàll buntu yi amut aller retour aller rek ngay def te jumaa ji am lu mat 27 porte kon porte yi bari na porte bu nekk aussi ña fay nekk di saytu loola danañ fa ne biir rang yi également ña fay nekk di ko saytu danañ fa nekk. mais est-ce que jàpp nga ne ni ngeen ko tëralee nii noonu lay demee exactement. dañ ko du ma ne sax dañ ko testé dañ koo dund ko ci julli ajuma yi fi am yëpp. bul fàtte Tuubaa mu sëdd jumaam. mais julli ajuma dund nañ ko dund nañ ko jéggal mais xam nga julli ajuma bokkut ak màggal Tuubaa. ci laay ñëw dama ne la événement yi du benn. nit ñi laissez-moi s'il vous plaît lu man di am jumaa ji million nit xaju fi kon lu dëkk bi xat jumaa ji lim attan rek lay jël te nit ñi duñu siyaaree ndaw kon tey julli ajuma gi mën a nekk échantillonnage boo xam ne day valable ci màggal gi ndax buñ dee julli ajuma peut-être lu mat 10 000 15 000 30 000 personnes nekk ci jumaa ji bu dee màggal aussi mënoo fi def lu ëpp loolu kon foofu amul différence dund nañ ko ci kore gi dund ko ci tabaski gi te wax naa la ñu organiser wu lañu ñu xam li ñuy def lañu waa kër docteur ci boppam muy ministre de la santé muy waa COUS ñëw nañu fi mais biñ ko gisee ñoom ils ont été impressionnés waa OMS ñi ngi dëkk bi district sanitaire bi ñi ngi dëkk bi ñoom ñëpp ñi ngi liggéey ak ñoom ku fi ñëw fa ngay njëkk a jawali xool ban dispositif la ñu teg mais ku dikk boo xoolee da nga ne lii rek lañ doon ñaan yàlla moo tax ma ne la jumaa ji tey jii man jàpp naa ne mooy li ëpp sécurité ci dëkk bi tey rek laa ko wax kenn bokk ci ma ne ko nag li am solo mooy li ngeen def nii na ngeen defoon ca mbas ma au début dem ci yeneen jumaa yi defal leen formation ba tey jii ñoom mën nañ ko tey nag naka la ñu xoolee ba loolu naka lañ ko étendre ci biir kër kilifa yi nga xam ne ziar dafay bari parce que am nañ organisation bi am nañu expérience bi
jumtukaay yi doy na sëkk kon y a pas de raison que ñu bañ ko réussir. très bien Pape Djibril. man li ma intéressé toujours mooy li muy gérer nii moom actuellement en charge de la communication c'est-à-dire que au-delà de faire venir les journalistes su fekkee ne dañuy dem ci idée que ne Serigne Touba c'est une idée c'est une pensée c'est une façon de voir le monde ak adduna bi ni mu jaxasoo ak li nga xamante ni yëpp pandémie wane na ko tey yan jéego la ñuy def wala yan yoon ngeen wut ngir mën a porter message du Serigne Touba pour mu nekk une solution par rapport ak problématique yooyu nga xam ñooy sonal àdduna rawatina ce contexte là. waaw xam nga Serigne Touba dafay jàngale par l'exemple te loolu mooy li gën a fort ci àdduna damay faral di wax ne Serigne bi du lu ñuy imposer Serigne bi du lu ñuy jox nit ñi par force Serigne Touba lu ñuy wane la ci ni ko sunu borom melal na ko Cheikh Sidil Baba waxoon ne Serigne Touba xéewal la gu yàlla jox mbindeef yi ñun dañu wane ñun nan la wane sëñ bi rek ne sëñ bi nii la mel bu ñu fiir ci sëñ bi bu ñu accaparé sëñ bi bu ñu jàpp ne ñun ñoo moom sëñ bi déedéet sëñ Touba monde bi yëpp ko bokk ndax kenn ku ne mën nga ci jariñu côté boo jël sëñ bi rek dafay doy sëkk c'est une personnalité multidimensionnelle donte diine rek moo ko soxal mais doomu aadama moo mel noonu kenn ku nekk xaj na boo xoolee la ci gën a yitteel moom ngay jël boo boole loolu lépp nag ci ngay am sëñ bi mu doon loo xamante ne bii lenn la moo tax ñun li nga xam ne moom la ñu gën a def rek mooy tasaare njàngale mi. nu ngeen koy defee. mooy colloque yi par exemple colloque yi bi nga koy njëkk a def en 2011 même en interne am nañu taxawoon ne lii mënuñu ko en interne laa la wax ne lii mënuñu ko mooy ne lan moo tee ñu man ko ñii ne ci àdduna si di organiser yu gën a rëy yii lan la ñu ëppale luñ ñu ëppale est-ce que ñoom dañoo jàng ñun lu ñu jàng on est sorti des mêmes universités on a fait les mêmes études que ñu nekk États-Unis ñu ne France te bañ jàng foofu ñun yeesuñu fa woon te loolu tey foo dem ci yoonu murid ma nga fa kon lan la nañu ubbiku xool l'expertise bi nga xam ne am nañu ko ñu jël ko libérer les énergies pour que nit ñi kenn ku nekk li nga am te nga yéene ko Serigne Touba ñu may la nga xidmawu ci loolu c'est comme ça qu'on a réussi. Et on est parti voir les professeurs d'université on les a intégrés parce que ay taalibe lañu tudd ñu bëgg liggéey xool fii ñi nga xam ne jàng nañ fi ñëpp ñu ne woon Madina ñu ne woon Caire ñu ne woon Rabat ñoom ñëpp dugg ci biir. nan ngeen natte réussite bi na ngeen ko natte. non niñ ko natte moo di tey benn exemple rek laa la ciy jox. am na ku fi ñëwoon ma nga jóge woon Syrie xawma Liban da doon moom day def encyclopédie Sëñ Tuubaa nekku ci woon ba mu ne ba koy réédité Sëñ Tuubaa la ci njëkk a dugal est-ce que loolu de réussite voilà am ñoo xam ne tey jii seen université yi ñu jàngale parce que aussi dañu ciblé ay nit ñoo xam ne ay royukaay lañu ay nit ñoo xam ay référence ci fi ñu dëkk tey jii dañuy dem ci benn université ñu jël fa une sommité indi ko kooku bu delloo day jàngale ay donga lay jàngale kooku bu delloo gon dongo yi dañuy def dañu am ay projet de recherche ñun ñoo ngi leen ciblé woon et c'est comme ça qu'on l'a réussi kenn ku ne bi ngay ñëwee bi ngay gisee da nga naan waaw est-ce que lii am na ci àdduna lii fu mu nekkoon ci Afrique ñoom dañ la fi jaaxal parce que am na ñoo xam ne dañu am ay préjugés ci Afrique c'est comme ça qu'on l'a réussi ak nag communication bi nga xam ne aussi ñu ngi koy def parce que dañu tàmbali aussi on a été très ambitieux on s'est dit que ñun àdduna sépp mënuñoo nekk ay jullit yëpp aussi duñ nekk ay murit c'est même pas notre objectif mais li nga xamante ne bii moom la ñu bëgg mooy ñu dem ba à terme ba bis bu 18 safar dikkee fu waaye nekk ci monde bi nga xam am dëkk bu nekk Sénégal Touba te ñu ngi fay màggal ku ñuy wax ci Ahmadou Bamba tey loolu mooy objectif ci wàllu communication te ñu ngi seq ay jéego tey jii da nga fi gis CNN di nga fi gis RFI di nga fi gis France 24 di nga fi gis ñu jóge Turquie ñu jóge Arabie Saoudite fu ne dañuy jóge ci àdduna si di fi dikk et loolu amutoon bu njëkk wala bu ñu mësaan ñëw ab safaan la ñuy gën a di ko wane wala bu ñu dikkee sax duñu gis ku ñuy waxal. am na damay nekk ci benn anecdote am na benn américain fàttali naa journal bi nu mu tudd xam ne mu ñëwaat sama xel dafa dikk anglais la bi mu dikkee c'était en 2011 di ma interviewé booba mais day ñëw fekk ni ngi làkk anglais làkk français yor iPhone bi mu demee sax loolu daf ko transcrire dans son papier nga xam ne moom sax loolu daf ko jaaxal
pour moom saa yi si di si amazing pour wax la ñoom fi ñu teg ak nit ñuy xoolee mais nag ñun ñu war a xam aussi ban taxawaay la ñu war a am xam ne la sëñ bi waxoon der bu ñuul moom yàqul dara ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a am. kon loolu ñun ñoo ko war a imposer loolu sëñ Tuubaa moo ñu ko jàngal sëñ bi moo ñu décomplexé. très bien duñu ay tubaab duñu ay naar. ay Sénégal lañu di ay taalibe Sëriñ Tuubaa topp am njàngaleem. jërëjëf waaw fi ma bëggoon dellu si rek Mohamed moom mooy sëñ bi wax na sànq colloque yi muy loo xam ne lu am solo la Pape Djibril feelu ko mais pour man fi ñu war a gën a insister bu weesoo colloque yi nga xam ne day réfléchir sur des questions scientifiques war nañ mën a xool également les questions de développement de Touba. parce que gis nañ Touba am na jafe-jafe ci wàllu njàng Touba am na jafe-jafe ci wàllu santé ak ci wàllu assainissement ak yeneen questions yoo xam ne pour man le comité d'organisation du Magal jot na au-delà des questions intellectuelles yi nga xam ne ñoo ngi koy poser également ngeen poser ko kañ la ñuy jublu ci développement de Touba dans le cadre du comité d'organisation du Magal de Touba. bul di fàtte fi ñuy jaar boo jëlee en 2013 def nañ Masalik benn forum ca forum ba dañ doon def ngoon gi dañuy def conférence mais ci suba gi dañ doon réfléchir sur des problématiques xalaat nañu ci assainissement Touba. mais ana conclusion yooyu. moom laa lay wax rek xalaat nañu ci wàllu éducation Touba à l'époque ci lañ doon def la réforme des institutions loolu xalaatoon nañ ci. xalaat nañu boobu Abdou Salam Lam la yaakaar naa xuma Sall ancien recteur aussi xalaat nañu ci wàllu université bi booba dañuy xëy def ay atelier bi ñu noppee dañuy def ay conclusion yëpp dañ ko jëloon jébbal ko sëriñ bi fi président de la République ñëwee booba ci année boobu en 2013 daa lay wax aussi sëriñ Bass sax moo ñu wutaloon audience ci moom ñu ànd ak ñu doon organiser ñu yëkkati même conclusion yi jox ko ne ko lii mooy contribution Touba ci xalaat yi nga xamante ne bii réew mi ngi koy def mais ñun bu ñu jéggi li nga xam ne aussi mooy suñu vocation ku ne da nga am cœur de métier comme yéen ñun suñu cœur de métier c'est organiser le Magal. mooy impulser disons les choses mais nag du ñun ñoo ko war a def am na ñeneen ñoo ko war a def. conclusion yi am nañu. boo xoolee jox nañ ko ñu ko war a jox. jëfandikoo nañ ko wala. kooku nag moom laa la wax loolu du suñu cër. parce qu'on n'est pas aux affaires pour le faire. foofu moom laa lay wax moo tax def nañu ko. kon de gars yi def nañ ko tiroir. li ma lay wax moo di ne. boo jëlee bi ñuy def des études d'impact. loolu aussi di étape bu am solo ci organisation Magal gi. étude d'impact économique religieux social. ndax kenn mësu ko xayma ni ngi dañ daan taxaw naan Magal Touba yàq la li ma def religieuse ñu taxaw no ma ne d'accord duñ ko weddi duñ ko dëggal parce que xamuñu yàq la sur le plan économique. on a fait une étude Moubarak Lo moo njëkk a def. génne ne day générer 200 milliards même ca lañ defee le Magal jour férié 5 ans après ñu jox ko université Bambey on a changé ñoom ñu dem dikk indi 250 milliards bi études yooyu à chaque fois bu ñuy def restitution études yi dañuy invité mboolem acteurs économiques yi nga xam ne ñu ngi fi ne leen lii la ñu xalaat lii la Magal gi di génne yii mooy niche yi nga xam ne ku ci investir di nga am xaalis mais loolu du comité bi moom mooy dem di investir bu fekkee ne bi yow nit ki étude bu toll noonu nga xam ne ay xaalis bu du jàng ca waroon fay defal nga ko invité ko wan ko léegi nag industriels yi commerçants yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu dans le monde des affaires ñoom ñoo war a jóg na investir ci niche yooyu ba xaalis boobu yëpp ñuy fexe ba muy des biir Sénégal. sànq sëñ bi dafa am lu jo junju man foofu bëggoon naa ñu taxaw fii muy diggante Touba ak éducation ñu bëri dañu jàpp ne Touba amul école française donc ci misaal bu ñu xoolee fii école privée Serigne Cheikh bi nga xam ne mu luñ tuddee sa wayjur ñu doon fêter seen cinquantenaire la dernière fois discussion bi ma ci am ak benn collègue dafa toog rek ne Touba amul Touba xale yi Mbàkke lañ jàng man kiti laa di mu ne c'est ce que tout le monde dit donc lan moo tax communication boobu jàllul parce que école bu mel ni école privée Serigne Cheikh bokk peut-être mun naa ko sax wax ci meilleure école yi nekk fii parce que dañuy gis chaque année résultats yi ñuy def mais tout le temps nit ñi dañuy poser wu ay questions Touba amul école Touba amul école. boobu yow lay delloo question bi lan moo tax nga génn ci école bi. mais comme waaw man tey bokk journaliste yi gën a mag ci réew mi. mais yow yaay voix autorisée bi nekk écrivain te booy journal bu ne doone man école génn fan ma la génn commencé loolu rek. loolu sama tontu
day tooñ mais li may wax nii moom xam na ko. waaw non communication bi dafa xaw a des foofu. à chaque fois suñu demee loolu mooy problème bi. école boobu fa laa génn. man mi fa laa génn. xam naa ko donc ñun ñëpp fa la ñu génn. tey ji école bi am nay ambassadeur am nay pro université ba ñu fa génn macha allah dañu am fi benn réunion fii lañ ko doon defee ci kër Sëñ Tuubaa gii réunion bi ñi nga xam ne mooy groupe bi nga xam ne moo yor liggéey bi ñi ko sëriñ bi dénk bari na ci ay borom xam-xam waaye ku jóg rek daal ne man ci école Gaynde Fatma bii la jànge ba ñu bi ñu jógee sax am na sax benn koy tooñ na ma seen produit mi ngi commencé fay ma ne ko non sëriñ bi li la gisoon mais fii am ñun ñëpp foofu lañ jànge te barkel la te foofa booba bu ñu daan def concours Prytanée militaire ñu bari tubaab fii dañ daan admis directement bu ñu fi jógee aussi bu ñu demee lycée ñu bari ñi nekk 5 premiers yi ak lycée bu ñu mën a dem ci la ñuy bokk. bu ñu defee examen aussi ay bac ak yooyu ay mention la ñu am et puis du ñu am benn problème seen lan moo tax école bi màggul. lu tax lan moo tax est-ce que école bi màgg na. si màgg na jógee ci primaire collège. ba non ci primaire la yem ci primaire la yem. mais xale yi bu ñu jàngee nag maintenant ba am 36e ci la ñuy dem Mbacké ci ñu bari am na benn école bu fi nekk boobu mi ngi Daaru Manaan. sunu wajur sëñ Cheikh Naalou moo ko ñaanu sëñ Abdou Lahad mu may ko. bi nga xamee ne tabaxoon nañ fi ay école te sëriñ bi yëgu bi ñëwee fii am na ñu fi ñëwoon ci sëriñ Saliou foog naa ambassadeur de France la woon moom la woon sax d'ailleurs bi muy am nañu ba suñ wax ak ñoom ba leen boo génnee fii sama kër lu matu téeméeri mètre ab école ma nga fa mais problème moo di ne kenn dafa amul droit di ko fi def te amoo ci ndigalu sëriñ bi loolu mooy problème bi mais tey jii bari na ay écoles yoo xam ne mi ngi ci biir dëkk bi. mais tey bëgg nañ sëñ Mountakha moo ngi nekk ci projet université bu mag. ndax école française yi ci niveau bi nga xamante ni mooy comme école sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma est-ce que mën nañoo xalaat ne Touba dans la perspective mën nañu am lycée wala ñu am ay collèges yoo xamante ni dina accompagner dynamique boobu avant l'université. bari na ay écoles privées yu fi nekk tey ay écoles privées yu jàngalee français mi ngi ci dëkk bi te bari na fi. est-ce que am nañu autorisation est-ce que organisé wuñ ko loolu moom dama ko sori parce que leeruma mais li may constaté. mooy am na école privée yu fi nekk. da ngay daw ci benn tëli ba jaa nga gis benn étage ñu bind école privée tel am na fi man gis naa fi ñaar fii ci dëkk bi benn mi ngi fii rek sori wuñu donc kon école privée mi ngi fi xale yi aussi ñi ngi jàng. mais man personnellement lii sama gis-gisu bopp. moo di dañu war a jëmmal suñu modèle bopp. mën nañu ko. surtout man loolu mooy sama gis-gis. wala jëmmal suñu modèle bopp te mën nañ ko. modèle bopp mooy lan. suñu modèle bopp moo di ne li nga xam ne moom la ñu bañ moom la ñu daw ci njàngum tubaab mi ñu génne ko ci. lu ñu bëgg ci tarbiya ci njàngalum Sëriñ Tuubaa ñu dugal ko ci te duñu gàllankoor ba li ñu war a xam ci suñu adduna ba fépp fu ñu war a compétir ngir mën a jongante ak réew ci adduna sépp ñu mën faa taxaw jël suñu wàll wala laaj suñu wàll. loolu mooy li war a am. man loolu mooy sama. man loolu mooy sama gis-gis bopp. et c'est possible. am na ñoo xam ne réfléchir nañ ci xalaat nañ ci tey jii fii Touba am na ñoo xamante ne bii dañuy juddu jàng alxuraan ba mokkal bu ñu mokkalee la ñuy commencé jàng français boole ko ak di jàng li nga xam ne mooy xam-xam. au bout de 3 ans ñu am seen certificat 2 ans ñu am seen BFM rattrapé xale yi nga xam ne dugguñu woon foofu. dëgg la daal di nekk ak ñoom dans les mêmes classes. mu am beneen aspect boo xamante ni aussi par rapport ak Touba défi la mooy la démographie mu nekk dëkk boo xamante ni dafay màgg ñu naan tey 2e ville la démographie boobu tey ci wàllu jeune ak femme yan xalaat moo ci am dans ce sens là pour permettre leen ñu accompagner processus de développement dëkk bi. démographie bi c'est un atout parce que énergie la boo xam ne jëfandiku wuñ ko wala jaruñu wuñu ko fii tey jii am nañu ñaari atout à part la jeunesse de la population. moo di nit ñi koo fi gis. bokk na ci kuréel. donc on est organisé bokk na ci daïra wala bokk ci mbootaay
wala mbokk ci association koo gis ci dëkk bi nii rek bokk na ci kuréel donc ça c'est un atout parce qu'à partir du moment où la population est organisée pour jàppale nañu dem jafewut parce que foo dem fu ne mbooloo ngay waxal te fonk nañu njiit loolu aussi am nañu discipline fonk nañu aussi hiérarchie sociale bi nga xamante ne bii aussi moom la ñu tëral. maintenant quelle politique pour mettre leen dans une dynamique de développement. loolu nag la ci jiitu moo di ne mettre l'accent sur l'éducation. C'est important. Mettre l'accent sur l'éducation, une bonne formation ba ñu am en tout cas lépp lu ñu war a am ngir mën a gagner seen vie leneen la ci topp nag moo di ne maintenant les accompagner par des financements. mais nekkul lu jafe. nekkul lu jafe bu ñu amee éducation formation financement xale dañ ci gën parce qu'ils sont organisés. ak industrialisation. Pape Djibril c'est que dafa am ponk boo xamante ne je termine parce qu'il a touché un point important. il a touché un point important. parce que boo xoolee ñun commerce la ñuy gën di def xam nga boo xoolee Sénégal am na ñoo xam ne ñoo yoroon commerce bi bëgguma stigmatiser communauté di leen tudd bi ñu yoree commerce bi suñu mbokk bool yi Saloum njàmbur yi bi ndaw dugg ci sonal leen ci ils ont été intelligents et stratégiques dañuy daw rek ñoom dugg ci industrie tey jii peinture beeg fer beeg tiwo yeeg lépp lu ñu jëfandikoo ñoo koy defar di leen ko jaay maintenant ñun ñu war a lakk nekk ay distributeur dugg ci industrialisation boobu loolu nag aussi xañ na ñàkk jàng gi ba ak ci niveau yi frein la parce que boo yoree sa commerce sa gafaka boo xëyee boo wàccee da nga xam ne mu toll mais boo waree investir ci yenn niveau yi c'est beaucoup plus complexe te business bi daf lay commencer échapper parce que da ngay wut ay services yu bokkul am fait comptable am fait lee te loolu xañ na koo xam ne tàmm na moom di xëy di yoral boppam loolu ci njëlbéen du ko ñeme dëgg-dëgg te sax parfois dañuy ragal yenn jàngkat yi mën a yi dafa bëgg a ndax rek ba yóbbu sama xaalis mais il faut ñu dugg ci loolu chance bi ñu ci am mooy ñi nga xam ne ñooy commerçant yi mag yooyu tey yi seeni doom jàng nañ ba am yenn niveau yi kon jàpp naa relève boobu nga xam ne mi ngi ñëw te am nañ ci ay exemples yoo xamante ne bii bëgguma def de la publicité pour personne parce que dañu nekk télévision privée mais tey ji am na ñoo xam ne am nañ taxawaay boo xamante ne bii la nga xam ne moom la seen waajur doon def ci wàllu commerce ñoom jóge nañ ci loola bay industrialiser nga may ma rek dans ci sujet bi parce que dama bëggoon ñu wax déjà ci problème mu ndox mi. waaw mais dafa am solo wàllu industrie bi defoon démbit bëgg nañ ko xam mais allez-y waaw mais industrie bi li tax moo gën a am solo mooy moom rek moo ñu mën a dimbali pour ñu régler la question du chômage moo ñu mën a dimbali it ñu am ay ambition yu mag ci wàllu éducation ak formation mais tey jii président de la république dafa demoon Diamniadio di wax ci wàllu relance de l'économie ndax ci jamonoy Covid bi léegi wàllu secteur privé au niveau local secteur privé local au niveau de Touba lan mooy contribution dans ce sens-là est-ce que c'est un secteur privé organisé wala ndax boobu ba tey dañoo nekk ci informel bi. informel moo fi gën a lot bon c'est organisé parce que tey jii ñu bari bokk nañ ci UNACOIS mais jàpp naa ne man organisation mën na gën a pousser. mën na gën a pousser parce que fii am na ñoo xam ne ñu ngi fi yàlla dimbali na leen. mais organisation mën na gën a pousser ci UNACOIS lañ bokk ñu ci bari mais war nañu mën taxawaay boo xam ne jëmmal dëkk bi au plan économique ñun ba ñu def étude di leen invité ñu ñëw di ko fekkee ñu def restitution bi ci seen kanam boobu dafa am déclic lañ bëggoon créer ci ñoom ñu xam ne par exemple le Magal c'est 250 milliards sur ces 250 milliards là tey jii rek boo jëloon même le secteur de la tannerie li ñu fi rey ci ay gàtt di ko fi rey ci ay nag ci ay giléem der yooyu donc boo ko récupéré. mais amuloo tannerie Touba. moom laa la wax. moo tax ma ne la tey jii ñoom foofu la ñu waroon daw investir fa. nga xam ne der yi dootuñu ko jël di ci def xorom di ko weer. mos naa ko def dara nekku ci je l'ai fait donc di ko exporter en Italie tey jii mënoon nañu ko def ba di ko traité fii di ci defar ay dàll nga xamante ne bi tey jii lépp loo xam ne mooy industrie chaussure ci biir réew mi mën na jóge ci mais où est l'État pour aider justement où est l'État? L'État crée le cadre. Le cadre n'est pas créé justement. L'État non le cadre est là le cadre est là tey jii état bi am na yoo xam ne teg na ko pour mu accompagner le secteur privé. mais ñii amuñu foofu accès est-ce que am nañu fa accès est-ce qu'ils ont l'information est-ce qu'ils ont l'info ils ont accès ils ont l'information kuy jógee fii di jël ay centaines de millions di importer wala même des milliards pour le Magal kooku am nga accès ci banques yi. xam nañ ne fonds non laissez-moi terminer. non mais j'ai justement une relation. après je reviens
juste une relance parce que buy laaj où est l'État aussi yoon la ñu laaj ko je prends l'exemple de problème mu assainissement bi c'est-à-dire am na structure bu nekk ci réew mi buy toppatoo wala assainissement mais dañu gis assainissement Touba ci barab yu mu sooxe ba waa Touba ca kanam ñuy jugal seen bopp ngir di ko defal c'est normal aussi ñu laaj fan la état bi. dinaa ci ñëw mais damay terminer ci point bi doon wax tey ji boo jëlee tey amul ku nekk fii koo xam ne xamoo ne FONGIP mi ngi fi. li ci firnde bi amoon nañ bureau dans la région dugal nañ fi xaalis pour nit ñi xam ne FONGIP mi ngi fi pour accompagner le secteur privé donc loolu xam nañu ko problème li ma la wax moo di ne problème mu xaw a ragal la dugg ci loo xam ne maîtriser wuloo ko te loolu il faut xale yi jàng ba jël relève bi pour que mu yomb moo tax ma ne la priorité à l'éducation et à la formation mais am na loo xam ne mag bu ci nekkee ba dajale xaalisam nga xëy ne ko que da ngay investir 2 milliards bon at mu njëkk mi sax da ngay perte 5 années yu njëkk yëpp doo am bénéfice mais écoutez c'est un problème mu tabax këram nga ne ko da nga koy joxe ci banque bi c'est un problème pour lui parce que xamul loolu parce que loolu insécurité la pour moom maîtriser wu ko seex ko ay jànkat tubaab yoo xam ne ñoo koy wër léeg-léeg bu ñu ko bëggee jëw sax moom da xam ne ñu koy wax lan la c'est un problème culturel maintenant faut agir à ce niveau-là faut agir à ce niveau. man fi ma bëggoon intervenir rek moom mooy ñëwaat peut-être ci éducation doo ko bàyyi mu lijjanti assainissement bi état nekku fi de. est-ce que ci foofu lay ñëw am loo xam ne dama bañ mu assainissement bi c'est un problème. moo tax ma bëggoon peut-être mu ñu ñëwaat sëñ bi tontu wu ci de mu ngi koy digg. muy éducation bi Mohamed. éducation pour man c'est dafa am solo et les jeunes de Touba dañuy dem avec un handicap pour man. structure de financement yaa ngi fi FONGIP moo ngi fi DER ak yeneen yi mais ndawu Touba d'abord wax nga ko sànq jafe-jafe ngir formé wu la am jafe-jafe ngir jàng la am parce que bu ma déggee sànq ñuy wax école Serigne Cheikh Gaïndé Fatma di lim boo mënoo ci compter 5 au niveau de Touba moo lay won ne quand même il y a un gros effort à faire à ce niveau mais xale yi ils sont nombreux bari nañ toirkàlla mais amuñu fenn fu ñu jànge ba tolloog seen morom bi nekk Thiès wala seen morom bi nekk Saint-Louis seen morom bi nekk ci beneen partie du Sénégal donc à la base il faut peut-être comité d'organisation beeg ñeneen ñi fexe nu ñuy defee le plaidoyer parce que plaidoyer c'est d'abord au niveau des autorités religieuses de Touba balaa ñuy dem ci kilifa yi nga xam ñoo yor réew mi bu ñu defee plaidoyer ndaw Touba yi di mën a jàng bu ko defee ëllëg ak si biir ku ci bëgg a dem ci beneen secteur di nga dem mais à la base tu es déjà bien formé pour man foofu déjà moom mooy préalable li ñu war a régler moo tax ma ko doon interpeller à la base pour production yi ñu doon def parce que man teew naa à Colobane li muy wax nii teewe naa ko ñu def ay colloque def ay ateliers yoo xam ne ay ateliers thématiques la ñuy réfléchir sur différentes questions mais conclusion yooyu ñoo génnul tiroir rek ci tiroir la ne c'est un mal sénégalais xalif bi xëy na jotu ci xëy na président de la République xëy na jotu ci pour ñu mën a jël les décisions qu'il faut je vous dis jot na ci léegi nag bu loolu amul munoo xarab ndaw Touba ci amul financement parce que xamul fu ñu koy wute mais yow yaa ngi wax comité d'organisation bi mais est-ce que comité d'organisation bi dafa war a substituer wu ci liggéeyu mi ana maire bi ana député yi ana ministre wu gox bi ana maire yi bokk ci gox bi waaw mais ñoom am nañ ak député yi mais ñoom egg nañ Pape Djibril foo xam ne xëy na peut-être boo xamee Touba di nga xam ne ñoom on fait ce qu'on sait faire te àdduna nit mënta matal lépp dafa am lu ñu dénk am ñeneen ñoo xam ne leen dénk leneen ñun nit ñu dénk góorgóorlu nañ ci ba nekk ci exemple ci àdduna sépp tey ji organisation Magal Touba tey ji fuñ fi woo kenn ku ne ñun mën ngaa taxaw fu ne ci ba Nations Unies mën ngaa taxaw wane ko fa mais on a fait ça parce que bañ ci jóg ci ndigalu xalifa général Mouride ci njiital Serigne Bass ak le coordinateur Serigne Ousmane ak les différentes commissions dañ ci amoon ambition def ci yitte et puis on s'est donné les moyens d'atteindre nos ambitions tey ji loolu yàlla dimbali nañ ci mais nag loolu ba mu tax ba ngeen ñuy jox loo xamante ne bii du suñ cër. non dañ doon wax rek du suñ cër. xam nga am na question xam ne buñ la koy laaj parce que xëy na la nga jege fa information. poser n'importe quelle question moo tax ñu la koy laaj mais ñun li ñu mën. li ñu mën nag mooy xàll yoon bi wane ko mais nit ñi ñooy jóg sol seen daal dox ci yoon bi. mais d'accord nga ak man ne problème mu assainissement dafa am Touba. dinaa ñëw non ñëwaguma ci boobu. waaw waaw parce que bon. dinaa ci non. éducation bi la nekkoon. xam nga éducation bi problème bi mooy. li may ragal mooy ñu fanaan fi te am na geneen gan googu war nañ koo dal ci Déclic. voilà. ñu wax ci benn ba mu jeex. xam nga assainissement bi tam question waaw douloureuse. léegi sëñ bi Mbacke waaw nañ ñëw ci assainissement bi boo ñu ko koy. waaw xanaa ñu conclure ci fi mu ne tolloon formation bi wala. bon xam nga foofu aussi dinaa def benn précision bu leen jàpp ne njàngum tubaab dong moo dem njàng bu leen jàpp ne njàngum tubaab dong mooy parce que fii ba na fi yàq ndox njàng tubaab yoo ko yàq de. ba tey. c'est la vérité
li am solo surtout am solo mooy yar parce que nit ki boo ko jàngalee yaruwut amul éthique xamul fu muy teg tànkam lu dul boppam ñoru ko am askanam ñoru ko ndeyam bàyyam sax ñoru ko kooku loo ko mën di jox du ko defar. loolu aussi dinañ ci bàyyi xel dinañ ci bàyyi xel non néew bokk ci mën naa jàng tubaab ba ne ar donc nekkuma loolu àdduna boo kenn généraliser. non ba tey sax kenn waxul jàng tubaab. mais enseignement général non njàngum tubaab la ñuy wax. parce que bu ne jàng mu fi njàngum tubaab la ñuy wax parce que fii nit ñaa ngi jàng. oui mais science yëpp la ñu wax. ubbeeku ci science yi rek la ñu wax nit ñaa ngi jàng tey boo demee université Dakar. da nga fekk lu man 400 gone. yoo xam ne Touba gi la ñu dëkk nekk fa di jàng. 400 personnes. sant Mbacke Bousso Ndiaye Diop nu ne. jàng alxuraan ba mokkal ko. waaw jàng téere médialis ba jeexal ko. njàngum tubaab mi kenn du leen ci raw. am na fi moo tax ma ne am nañu suñu modèle bopp. boo xam ne ci tey jii buñ ko sukkandiku et c'est ça l'avenir du Sénégal parce que on a nos réalités parce que aussi ñàkk gi ñàkkoon def loolu am na lu mu ñu xaj parce que dañ doon jàng ma ànd ko bi yar est-ce que mos ngeen a gis daara alxuraan ju grève ci yenn condition la ñuy dund yow ñu yoroon la sa lépp ba ñu jox añ ak wala sax ñu da koy jaayee 100 francs ngay gën nit di lakk ay bés ko toj ay këri jàmbur ak sànni xeer bay nit di ci dee mais faut arrêter yaa ngi xoolee quelque part parce que yaruñu leen et puis nit ki boo ko defee loolu day jàpp ne moom sëñ bi grève du ñàkk yar day néewuma grève ñàkk yar la mais dama ne yaruñu leen waaw dama bëgg ñu def la différence entre l'éducation et l'instruction on instruit plus qu'on éduque et aujourd'hui on a un problème d'éducation dans ce pays. d'accord léegi mën nañu tëj secteur boobu ci sama gis-gisu bopp. sëñ bi kooku mise au point loolu par rapport ak yenn xalaat yi. waaw d'accord léegi et puis ma terminé ci ñu bari dañaa wax naa région de Diourbel moo gën a dellu ginnaaw. ci wàllu ci taux d'alphabétisation mais bi ñu intégré ñi nga xam ne dañu jàng arabe. intégré ñi jàng alxuraan. intégré ñi mën a bind. ci langoon xam ne région de Diourbel tey jii moo ne ca kanam. Mohamed mais économiquement soo ma ko mayee bala ngay dem ci assainissement. parce que en fait li muy wax. il pense que c'est douloureux donc je fais la question. mais c'est très douloureux. non en fait li muy wax ci wàllum éducation c'est tellement important parce que fii bu ñu naan par exemple analphabète ki mënul ki jàngul dañ ko doon jàppee ñi nga xam ne jànguñu français en fait boo mais dëkk bu mel ni Touba foo gestu gis daara yaakaar naa ni gis ku mënul lire lu raar la fi surtout ci jeunesse bi donc c'est bon à préciser que ni fii quand même jàngum alxuraan bi ak arabe bi moom lañ gën a farataal que njàngum tubaab bi d'accord léegi Mbacke assainissement loo ci waxoon nga rek répète la question pour les question bi mooy dañu seetlu ne fii ci réew mi am na fi kuréel bu ñu woowee ONAS office national de l'assainissement lu bëri ci wàllu assainissement bi état bi ci loxoom la ko teg mais ñu gis ne Touba dafa dem ba waa Touba ca kanam ñoo jug gàddul yi fii ci seen bopp laaj bi mooy état bi dafa jotewul foofu wala li waa Touba bëgg la état bi mënul wala en fait lan moo xew exactement ci loolu ba tax sentiruñu ONAS ni ñu ko war a sentiré ba waa Touba rawatina Touba ca kanam jugal seen bopp. ONAS mi ngi ci dëkk bi fii yoonu ñaari étage nawet ba mu jeex daaw fi jaar jour bi ci dëkk bi la dëkk. mais gëj na de 2012 ba léegi dafa. ci laay ñëw ci laay ñëw non écoutez laissez-moi terminer dañuy discuter wax ngeen déglu naa leen laissez-moi terminer après vous allez rebondir et j'aurai la possibilité de revenir à la charge waaw bien sûr boo jaaree fii yoonu Mbacké Bawol bundu kër Sëñ Abdou Fatah nawet ba mu jeex kenn daaw fi jaar diggante kër Sëñ Abdou Lahat kër Sëñ Fallou nawet ba mu jeex kenn daaw fi jaar li ma leen wax ni c'est des faits jumaa ji am na taw yooyu bu ko daan taw rek Cheikh Mawlo leen Baara am na wax ne jumaa ji dafa inondé jumaa yi Touba ji kenn mënu fee dugg ci biir tey ji loolu lépp amatu fi. mooy bi sëñ Sidi Mokhtar joxe woon 1 milliard. non booba ca mën na ma 2012 la moom c'était après mais 1 milliard bi jox ko woon Touba Sénégal gépp la ko joxoon parce que ñoom yërmande ji ñëpp lañu yemale. c'est aussi bien nga ñoo koy fàttali. yàlla doon leeral. kon état mi ngi fiy def. mais besoin assainissement Touba man gëstu naa waxtaan ceeg borom xam-xam ñu ci liggéey ñu ne ma les besoins sont estimés à plus de 100 milliards pour régler le problème de l'assainissement à Touba loolu du ay caaxaan loolu instant bii nii ONAS mi ngi fi liggéey lu mat 15 milliards année bii prévoir nañu 23 milliards loolu ba dégg naa barki démb Sëriñ Bass di ko wax ci kàddoom laa ko dégg moo ne defuñu ko parce que Covid bi moo tax ba mais dina ko inscrire ci budget bi nga xam ne mi ngi ñëw mais même 23 milliards bu duggee du tee problème yi dana des
Touba ci kanam li muy def. 15 milliards yi lan la woon budget wala effectivement. 15 milliards yi non. naal lekk la woon yéene la woon. c'est en cours les 15 milliards c'est en cours. c'est en cours finance je pense. parce que souvent fii dañuy chiffres yi. au usé chiffres yi mën naa rëy mais impact bi du demee. au usé bon loolu moom mais voilà au usé. au usé la ñu ngi fi foog naa li ñuy branché war naa ban ñaar téeméeri. non ñaari junni. voilà 1200 1200 voilà donc moo xam ne journaliste la. donc loolu ñu ngi ci instant bi nii ñu ngi ci. muy la nga xam nag moo ci topp moo di ne maa ngi doon ñëw ci Touba ci kanam li ñuy def lu baax la wax naa ko léegi dañuy xidma wu keroog bi ma gisee Baye Fall yi di gas jóge tookër ba jëm si nii li ma yëg keroog giñ naa ko yëg parce que loolu mooy la Cheikh Ibrahima Fall jiitaloon Cheikh Modou Moussa Fall doon ko defee ca raay ba jóge Njaaréem wut si Touba ñu loolu la ñu xam donc loolu mooy suñu aada Sëñ Touba moo nañu woon lépp lu ngeen bëgg defal leen ko seen bopp bu fa seen kattan yàpp ndax ku la mën a señal te su boobaa yàlla na nekk ku la war a señal loolu Sëñ Tuubaa moo ñu ko jàngal donc ça voilà hérité Cheikh Ahmadou Bamba mooy ba muy laaj nit ak juróom-ñett les 28 francs ba dagale ci 5 millions waroon ci defar jumaay Tuubaa ji kon loolu mooy suñu aad loolu mooy li ñu doon donc loo fi gis loolu moo ko taxawal kon man la Fawzeyni bi ñaata milliards la ci murid gi def 7 milliards ba taxawal ko leneen noonu ngi ñëw am na fi ay morgue bi ñan ñoo ko fi tabax bari na fi kër Sëñ Tuubaa ñoo ko fi tabax murid ñoo donc fii réalisation boo fi gis bu ne murid ñoo ko fi def bu dee wàllu assainissement bi aussi Touba ci kanam ni mu ci def ñaata la nga dégale 1 milliard 500 1 milliard 500 c'est combien par rapport à 100 milliards il faudrait combien d'années pour qu'on puisse rassembler les 100 milliards faut aussi qu'on reste lucide ci sama gis-gisu bopp man loolu mooy sama gis-gis et j'ai pas peur d'exprimer mes idées man loolu laa gëm. y a beaucoup de nañu non je dis pas ça. awma droit di wax loolu. dama ne li ma gis moo di ne ñun nañu xam ne assainissement Touba c'est 100 milliards. état bi mën na cee def état mën naa def déwén 23 milliards. du tee Touba ci kanam ni ñëwaat defaat 1 milliard 500 wala 2 milliards wala 3 milliards. ku man ku ne na nga ci def ndax xaj na ci mais li am solo moo di ne luñ ci weesu. na baax ba nuñ ci dellu siwaat mais qu'on sache que l'assainissement à Touba c'est 100 milliards c'est pas une mince affaire. léegi à part Touba ca kanam ak lim ciy jéem nii tey ji horizon parce que tamit ndox moom dafay lore gis nañ fii ñuy wax nii am na ci ñoo xam ba tey ñoo ngi ci ndox mi gis nañ tamit fii bi ñu accès rek gis nañ ne coin yu bëri même bu fekkee ne ay effort def nañ fi gis nañ ay eaux stagnantes yoo xamante ni barab yoo xam ndox mi mu nga continuer toog fa. gis nañ li muy jur sur le plan sanitaire. pour quel horizon 100 milliards yooyu ak régler définitivement problème yooyu parce que leneen li nga xamante ni constaté nañ ko mooy dëkk buy màgg la extension yi tey jii dafay nit ñi ñaa ngi continuer di tabax di dëkk te souvent infrastructure de base yi du ñëwagum sur le coup ak yooyu nga xamante ni mooy adduction d'eau ak ay mooy suñu jafe-jafe mooy ne on n'a pas de plan on n'a pas de plan il y a aucune vision c'est ça la vérité. mais plan bi fu mu war a jógee ak vision bi. il y a aucune vision moi je vais incriminer personne. c'est le maire qui n'a pas de plan de vision. je vais incriminer personne mais je constate. mais il y a des responsables. moi je suis un pragmatique je constate. dama diagnostiquer donc damay souvent aussi am na fa boo fa jàllee da ngay créer plus de problèmes que nga résoudre. mais il faut que ñu xam plan bi fan la war a jógee ak vision bi. mais dama lay wax peut-être bu ñu fi jógee ñu def ay gëstu ñu ñaan yëpp après ñu toogaat ci waxtaan mais li am solo moo di ne si je vous donne rendez-vous à Dakar dans Soir d'Info. ah boo ñëwee fa ñu waxtaanee fa plan ba. voilà on en parlera mais fii dafa xam te am na invité buy xaar. mais li nga xam te ji moo am solo. et loolu man mooy li ma yéene Touba. te ñi xam ñëpp aussi mooy li ñu ko yéene. mooy nañu toog di defar dëkk bi un plan stratégique de développement. Très bien. sur 10 ans sur 15 ans sur 30 ans. ñu ne chaque année que Touba partie bii nañu ko jël def ci lii. parce que même boo xoolee tey ji intervention yi y a aucune coordination. kii xam na li may wax. kii day def lii kii def lii kii def lii bu am chevauchement. c'est décousu waay. non. en vase clos efficacité ba mu war a am du ko am. tout à fait. tant que tous les acteurs tooguñu autour d'une même table. Pour réfléchir sur ce plan stratégique de développement chiffré ko avec un plan d'action concis et bien précis ñu di ko topp at par at tant que defuñu loolu on aura des problèmes. loolu il faut un conseil municipal fort. tey assainissement bi man je vois pour man l'eau c'est une bénédiction divine. Le problème de beaucoup de pays pas seulement du Sénégal États-Unis la nga xool barki dem gis ay dëkk yu inondé am na fa
am na fa notre problème c'est la maîtrise de l'eau da ngay ñëw ñu ne la def nañ bassin fenn ndox yi dañ koy drainer di ko fa dugal ci dëkk boo xam ne 3 mois la ñuy bay ça veut dire quoi on a un problème. loolu ñu ndox mi war a jëriñ. lu muy jëriñ tey ji ndox moom waruñ ko def fenn di ko tëj ci ay mur léeg-léeg sax ndox mi débordé mbir yi daanu mu yàqale kër jàmbur. mais on attend les idées ndox moomu nañu seet naka lañu koy jëlee dugal ko ci tool yi dafa ay canalisation nit ngi di ci bay nor ak nawet. bassin de rétention jërëjëf Mbacke bëgg mu doon a dagg ndax waxtaan am na solo waaye comme ni nga ko waxee geneen gan gi ñu waroon a dalal moom it mi ngi patienté et mais bon malheureusement yéen a ko jox éducation bi mënuñu cee sori bëggoon nañ cee waxtaan ak ses ambitions politiques surtout peut-être visite président li ci am solo je termine dama lu mën a dagg mais su ma ko defoo rek dañ may dagg je termine ak ses ambitions politiques. waaw mais dafay compliqué xam ngeen lu tax parce que ñi ci ginnaaw ñoo ngi may expliqué c'est un responsable politique. non fi doon maa ngi màggal voilà au-delà de ça mi ngi noonu casquette laa yor donc en tout cas sëriñ bi Mbacke mais li am solo daal ci visite bi moo di ne waaw sëriñ bi sant na ko gërëm na ko nee na ko yaa ngi may jàppale ak loola ci man di fekk sëriñ bay wax de ak chantier yi. loola ci man chantier l'hôpital ce sera au mois de mars on l'attend dans 6 mois. ñëpp ne woon xaalis bi lekk nañu ko 6 mois yàggatul yàlla nañu ñëpp ne woon xaalis bi lekk nañu ko mais 6 mois yàlla nañu ko fekkee jàmm. boo demee dañ koy fekkee bu soobee yàlla bu garantie bi moom mi ngi fii amiin boo demee man la foo génie 7 milliards R plus 5 pare na 6,7 6,7 milliards très bien non ba tey kon yaa confirmé non loolu la ñu wax ma jottali non ba tey sur le plan sanitaire moom le chantier est encore énorme à Touba. du point de vue de la démographie. mais li ma la wax rek et sur d'autres questions aussi yeneen questions yi aussi kenn mënu ko épuiser. d'accord voilà donc là ses ambitions politiques pour les locales de 2021. balay Pape Djibril beneen débat lay jurati rek local 2021 ñëw na beneen débat lay jurati rek mais en tout cas Mbacke kontaan nañ trop ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa teewaay ak yitte ji nga jox Déclic ak it ni nga ñëwee nangul ñu ko répondre suñuy question baaxee ñu lu bari ci xam-xam it mais benn laaj bu ndaw rek Pape may ma ko 5000 masques la xalif bi 5 millions de masques autant pour moi moom la xalif bi yitte woon mën nga yoo jox ab takk ci ñaataa ñëwagum ci masque teewlu moo ko tey mais li fi dikk bari na am na ñoo xam ne indi nañ 200 000 ñii 100 000 ñii 70 000 ñii 50 lii dikk bari na trop distribution loolu aussi sëñ bi sant na ko Baye Fall yi kuréelu doomi cheikh yi ñoom la ko jox su ko defee dañ koy jël yóbbu ko ci kër yu mag yi yóbbu ko ci kër kilifa yi même ñun tey ñi ngi def benn caravane de sensibilisation dañ ci teg ay masques fu ñu dem fu ne di wax ak nit ñi di leen ko jox loolu lépp la aussi di wane engagement Cheikh Mountakha ci yëf yi ak Serigne Bassirou muy jox ndigal di aussi jëmmal xidma bi nga xam ne moo di teemu màggal gi jërëjëf Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yaay président commission communication ak culture bu comité d'organisation Màggalu Touba ne woon gan gu njëkk Déclic ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti dinañu dalal suñu ñaareelu gan bi di Serigne Cheikh Mbacké Abdoul Wudud moom it ñu war a waxtaan lu baree bari ci yoonu Mouride waaye ci taxawaay bi nga xamante ne ji waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba amee nañ ko ci yoon wi ci kanam tuuti daanuñ ci ànd ak moom bu leen demagum nañu yeewi suñu gan gi en attendant ci kanam tuuti ñu xaaraat deuxième